salaamaaleykum mbokk internet yi Diop Pro TV waaw ñoo ngi fii Taïba Niassène ànd ak le ministre de l'industrie Moustapha Diop yéen a ngi gis tertu bi ñu ko tertu fii à Taïba Niassène donc moo ngi noonu dugg moom la ñuy tertu noonu moom la ñuy tertu noonu moom la ñuy tertu ngeen gis ko fii à Taïba Niassène avec le ministre de l'industrie monsieur Moustapha Diop moom lañ tertu nii waa Taïba Niassène ñoo nekk noonu nii lañ ko teeroo di préparer le ministre de l'industrie monsieur Moustapha Diop mu ñëw à Taïba Niassène waaw ça c'est Ibrahima Diop gars yi comme Ibrahima Diop c'est la CAM le coordinatrice et le coordinateur de CAM Ibrahima Diop ak sama xarit bi sama soppe. Formidable ministre, le soldat du président Macky Sall qui exécute ses ordres sans hésitation ni murmure. Les agroports avec les emplois, Moustapha Diop, l'homme de la situation. gars yi dana ñëwoon ci biir. ñëwoon leen nan lañ teeroo le ministre Moustapha Diop ministre bi mi ngi bëgg a wàcc danoo duggoon ci biir boo doon leen ambiance bi nekk ci biir ministre bi mi ngi noonu taxaw ak le gouverneur de Kaolack maa ngi gis sama sëriñ Pape Malick Sy bu Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha Seydi Djamil donc ñoo ngi noonu di expliquer ministre bi boo nekk noonu Moustapha Diop le ministre de l'industrie dugg si alaaj ma Samba ngi noonu di géwalu VIP géwalu Moustapha Diop nga xam ne bu waxul rek baaxul moo ngi noonu le ministre de l'industrie moo nekk noonu di dugg si voilà. ça c'est la sécurité mi ngi organisé ministre bi moo nekk noonu dugg si ici à Taïba Niassène voilà. waaw ñu ngi koy wax ne ko fii la war a ñëw salle de grillage bi salle de grillage bi ministre baa ngi noonu war a dem ci salle de grillage bi fekk fa jigéen ña au moins salle ba nag gannaaw transformation la. ah ça unité de transformation salle de grillage bi moo nekk nii. unité de transformation SIFAP Taïba Niassène. waaw moo ngi doon unité de transformation SIFAP Taïba Niassène moo nekk nii moom lañ koy won unité de transformation SIFAP Taïba Niassène avec le ministre de l'industrie Moustapha Diop moom lañ koy won noonu moo nekk nii. dégg nga ministre bi li mu ko wax nee na ko tegal affaire bi taalal ñu xool waaye gaz lañ koy defee. pour yéen ñi doog a dab rek yéen a ngi doog yéen a ngi seen télévision en ligne Diop Pro TV fii ci Taïba Niassène.
ngi ni Taïba Niassène gis ngeen ni defaree tiga dege gi ngeen gis ko moom la ministre bi doon xool na ko ba pare léegi ñuy génn fekk ko ci biti ci biir cérémonie bi nga journaliste yi ñoo nekk noonu di jël affaire bi maire yi ñoo nekk noonu ah voilà donc ñu génn ci biti wala leen ministre bi beneen salle bi mu dugg mooy sa magasin de stockage bi fa la nekk mi ngi ci biir magasin de stockage bi ministre baa ngi ci biir magasin salle de stockage bi moo nekk noonu ngeen gis ko moo nekk noonu war a ñëw nag léegi dugg ci salle d'exposition bi moo nekk ni salle d'exposition bi moo nekk nii salle d'exposition bi a ngi nii ngeen gis ko nii li liggéey ba pare moo nekk nii gis nga ministre baa ngi noonu war a ñëw xool salle d'exposition bi salle bee nekk nii waaw ñuy wax rek ñoo ngi fii Taïba Niassène fii la nekk pour ñu dem bay bu déwénee suñ ko transformé def ko dans le marché 17 tonnes 250 moo fi nekk on va donner ça à 115 femmes 115 producteurs. voilà ñu ngi ko doon expliquer salle de stockage bi li ne stocké liggéey bi ni mu demee ak yooyu donc dinañ di wax rek yéen ñiy doog a dab ñoo ngi fii ci Taïba Niassène usine de transformation ñi nga xam ne gerte la ñuy jël liggéey ko tiga dege def ko ak yeneen i façon yoo xamante ne bi dafay mën a jàll donc bloc bi moo nekk nii commune ndox maa ngi wala naan commune bi lamp yaa ngi def poste santé yow yaa ko def moo doon fii da yaa ko moom forage yi ndox maa ngi wala waaw ba tey ministre mi ngi ci visite yi muy def yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doog a jot seen télévision en ligne Diop Pro TV ñoo ngi fii Kaolack Taïba Niassène gis nga rakkal jaa ngi nii li mooy rakkal jaa fii gerte gi bu ñu ko defee tiga dege wal ko def ko ba pare li ci des mooy tiga dege mooy chute yi moom lañ jël def ko tiga dege nu mu tuddee rakkal laay wax après tiga dege lii lañ koy def rakkal bu ñu ko defee dañ ko gerte gi la ñuy jël def ko diwliñ def ci tiga dege def ci rakkal moo ngi noonu Alaaji Man Sam mooy leeral loolu waaw moom xam nga géwal la te dafa dégg moo ngi noonu waaw moo nekk nii machine bi moo nekk nii gars yi di liggéey gis nga gars yi ñu ngi bañ gars yi jege ndax gis nga ministre moom la ñuy expliqué noonu naka la ñuy defaree rek rakkal bi moytu waaw gouverneur moo nekk noonu moom nekkoon na Louga tey mi ngi Kaolack di servir fii ànd ak le ministre moom moo ko jël si depuis hôtel ba ñu ànd ñëw fii Taïba Niassène seen télévision en ligne Diop Pro TV nekk leen en live fii à Taïba Niassène avec le ministre de l'industrie liggéeykat bi jàmbaar ji nga xamante ne moom la président Macky Sall wóolu jox ko ministère bu rëy bi mu développé ko fekk ko bu ko fekkoon 10 yóbbu na ko 40 wala 50% moom Moustapha Diop ndax liggéeykat la victoire rek la xam ndam rek la xam waaw yàlla na ko yàlla jàppale ndamal Louga la képp kuy doomu Louga rek war nga koo sagoo rawatina doomu Sénégal ndax lu baax rek la bëgg ñu leen di wax rek ñoo ngi fii à Taïba Niassène benn usine de transformation nga xam ne gerte la ñuy jël defar ci diwliñ bu ñu defaree diwliñ defar ci tiga dege après ñu defar ci rakkal pour xont machine bi moo koy defar donc cérémonie bi mi ngi ci biti yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre dañuy ministre bi moo doon def visite rek ñu xool liggéey bi xaw na xat tuuti waaye nag ñu fexe nun leen ko joxee rek ngeen seetaan visite bi après ñu dem ci cérémonie ma interroger ko rek mu expliqué ma tuuti machine bi gannaaw dama expliqué machine bi tuuti machine dama expliqué waaw voilà am na ko
waaw asalaamaaleykum Moustapha Tambédou jeunesse Dingiraay mais souci la ñëw fii à niveau de Taïba Niassène dañuy def benn explication tuuti rek ci machine bi li mooy machine bi transformé diw bi moo nekk nii raquette bi fële lay génnee fii lay liggéey bi jëpp solo machine bi moo koy def fii lay defee lépp fabrication bi diw gi fii la koy jox tiwo bii nga gis fii lay def réservation bi bu demee ba bëri fii la koy jaarale fee lay génnee ji fee lay filtré mais li ci ëpp solo mooy machine bi voilà fee lay filtré boo demee fee da ngay gis bidon yi ak lépp da ngay gis lépp waaw bon ñu ñëwoon rek di def benn explication bu ndaw ñu ngi jégaluwaat bu baax ok. sama waa ji merci beaucoup explication bi baax na ci ñoo ngi fii ci biir salle bi ak le ministre muy def visite yi gis nga machine bi mooy fi ñuy defaree dëwlin bi ñu demoon leen ko ngeen gis ko nga dëwlin bi fee leen koy defaree après étape rakkal ji léegi étape bu dëwlin ji moo nekk ne ngeen koy gis ministre bi ma nga nale waa ji bi xanaa sama appel tey rek deuxième jour tournée ministre de l'industrie Moustapha Diop ngeen ànd ak Diop Pro TV bu leen koy jox en exclusivité gis nga machine boobu foofu la jigéen ñi defaree diwlin ji ministre mi ngi taxaw di waxtaan ak ñoom ñu koy expliquer exactement liggéey bi naka la demee monsieur le maire maa ngi ziar bu baax waaw maa ngi ziar bu baax c'est comment. Habib Niass. Habib Niass. ñaari baax rek ci liggéey bi fii. Bon, on aura l'occasion d'exprimer en tout cas ce réjouit de la visite du ministre, donc qui est venu donc s'enquérir de cette unité de transformation qui est exploitée par les femmes, un ensemble de groupements de femmes et qui pratiquement constitue l'une des sources en tout cas de l'avenir. Faire en sorte que quand même les produits soient transformés pour créer un peu de valeur ajoutée autour du produit qu'est l'arachide. Merci beaucoup merci beaucoup kooku mooy borom dëkk bi El Hadj Mass Samb sañse bu baax ñaari baax rek. waaw ma jooja ñu ngi fii Taïba Niassène ñëw fii ànd ak le ministre de l'industrie fii ci Taïba muy xool benn usine boo xam ni day defar gerte ñu defar tigadege di defar dëwlin même rakkal yëpp dañ koy defar dafa ko ba mu mokk noonu def ko ci saaku yi macha allah dem ñu ngi Kaolack dem Kaffrine dem Sokone tey jii ñu ngi fii ci Taïba Niassène noonu leen ànd ak moom rek macha allah après ñu ngi jëm ba ndàngal ma di Diourbel altu ndàngal ma macha allah dama naa bu la ñuy mujjee après noonu daal lan ànd ak sunu ministre sunu jàmbaar ji nga xam ni ci lan lay dox rek lu yokk président Macky Sall ak lu ko fal ci loolu rek lay dox mi ngi noonu ma joojo kon ba ca kanam incha allah. jaajëf kooku mooy El Hadj Mass Samb géwél bi nga xamante ne bii fu Moustapha Diop taxaw rek moo taxaw ci kanamam di ko yokk fit di ko yokk njàmbaar ndax moom gën ak marbat la bu dëgëree mu ne dëgër na bu nooyee mu ne nooy na bu baaxee mu ne baax na yàlla na ko yàlla jàppale Mass ku dëggu la waaw ministre bi moo ngi noonu di génn ministre bi moo ngi noonu di génn Moustapha Diop moo ngi noonu di génn. waaw gis ngeen moo ngi noonu ñu ñëw ànd ak ministre bi ngeen gis leen noonu aji la bo voilà aram madame Goumbala moo ngi noonu ça c'est Julle le grand organisateur Julle mi ngi nii moo yor protocole bi vraiment jàmbaar la moom. Moustapha Diop moo ngi noonu di agsi moom lañ bëgg a dalal. Vale,
ngeen toog yéen may leen gan yi ngeen toog. voilà ministre moo nekk noonu ba tey di xool exposition bi moo nekk noonu moom la ñu expliqué exposition bi. Nopalaay téléphone yi may leen journaliste yi def seen liggéey wàññi leen appareil yi jox leen may gan ñi toog dara am naa bidon 20 litres bidon 20 litres yi noonu bidon 5 litres yi nii bidon 1 sama daa bi jar na ko waaye mu daal mu defar ne commune bi ko bëgg dañuy village yëpp lu fi def dafa rëy mooy borom marché yi borom hôpital yi borom napp yi borom yoon yi borom forage yi sax maa ngi wala ngaan foo dem mën a ndox foo dem leer na dëgg bi ak loo ci mën a dégg moom tànn ba mu sa waa Tunkara waa Kër waa Dafa waa Ñangeen waa musuwaar yi fa jeex Jóobeen Hulban Jóobeen Hulban Jóobeen Fënc Caameen wala Caameen Sekki waa Taïba waaw maa ko xaa ba mu toog voilà ñu ngi koy jox cadeau le ministre moom lañ jox cadeau ndax kontaan. moo ngi noonu moom lañ jox cadeau boobu noonu ndax kontaan ci moom jigéen ñi ñoo ko teral yàgg nañ koo teral waaw jigéen ñi yàgg nañ koo teral ndax da leen a yàgg a jàppale cadeau baa ngi noonu voilà. cadeau baa ngi noonu. voilà moo ngi noonu partenaire yaa ngi noonu ñu leen di teral jox leen ay cadeau. ma jàll ci gannaaw waaw may ma jàll. soxna si aywa maa la ñaan sa place dama bëgg a filmer. gars yi fii la ñuy taxaw ñun fii la ñu war a xaaral ma ñëw dem foofu. soxna si loolu laa bëgg a jël expliquer la produit bi. gan ñi may leen gan ñi ñu toog. produit mën nga ah. ma kenn mu expliquer
ñu ànd ak le ministre de l'industrie Moustapha Diop mu ñëw fi donc boo ñu expliqué liggéey bi ngeen ko liggéeyee ak transformation naka lay def. liggéey bi ni ñu koy liggéeyee ñu ngi koy liggéey di jënd gerte bu ñu jëndee gerte dañ koy xolli bu ñu ko xollee dañ koy indi fii si taabal bi ñu tànn ko ba mu set dindi benn doom yi nga xam ne nii day indi feebar bi ñuy war naan baaxul suñ paree peese ko yóbbu si machine segal bi bu yóbboo si machine segal bi dañuy xëy nag ñun jigéen ñuy liggéey fii ñu ngi nekk 110 personnes waaye dañoo ànd takkaayu di liggéey ñun dimbal loo xam ne nii luñ jëriñoo yóbbu suñ kër suñu njaboot di si jëriñoo si loolu la ñuy yëngatu di defar diwlin ak gerte noflaay bi lii beurre dalasi la beurre la lii ngatu lii tege lii dege la tege loolu lañ fiy liggéey lii diwlin la par 5 bidons. jaajëf Faye jaajëf. moo ngi noonu expliqué na ko ba pare mooy jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey moom la ma doon expliqué soxna si may ma jàll gaaw ay jàmbaar lan waaw voilà ministre bi moo nekk noonu ngeen gis partenaires yi ñoo nekk nii. Le grand journaliste est là, l'homme de la pêche, Konaté. waaw ma ne dañuy commencer waxtaan bi rapidement mais niñ taxawee nii buñ ko mënoon a gën a organiser defe naa mooy gën a baax ñu bàyyi presse bi ñu taxaw ñi ci des ñu dem taxawee ci ginnaaw waaw léegi dañuy commencer waxtaan bi ndax ministre bi programme am dafa surchargé dañuy jox imam Alaaji Modou Niass mu def ñaan wax rapidement ci kaddu borom dëkk te ñu tënk ko monsieur le gouverneur mu ne nañ tënk wax ji ndax ministre bi dafay jàll feneen su Alaaji Modou pare ñu jox Ramata Niass mi nga xam ne mooy présidente JIPA bi bu paree ñu jox monsieur le maire jox ministre bi loolu ministre bi wax gouverneur mu ne ñu jox le représentant du CNCR. léegi dañuy jox imam Alaaji Modou mu def ñaan imam dañ lay jox nga def ñaan léegi minute ku ne la jàng Faatiha benn yoon ak ñett ku ne la jàng Faatiha benn yoon ak ñett ci salaatul Faatiha yi ñu ñaan yàlla suñu gan yi ñëw fii ci jàmm fekk ñu ci jàmm yàlla matal seen yoon delloo leen ci jàmm ak képp ku fi nekk ñëpp yàlla mel leen jàmm rawatina suñu sécurité bi nga xam ne gannaaw yàlla buñ tëddee nelaw ba bët seen ñu sécurité bi ñoom it yàlla wattu leen bisimilah ñaan amiin yàlla yàlla nangu ñu suñu ñaan yàlla ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf imam jërëjëf léegi dañuy jox Sidi Ba mi nga xam ne mooy représentant CNCR mu expliquer li nga xam ne nii mooy système bi mu ne ñu njëkkee maire monsieur le maire ministre bi mu ne ñu njëkkee la ñu jox la nga def moo bienvenu
waaw moo daal bi balaa waxee dinaa wax de ndax yéen dafa foor te dama woo nag sama waay dafa dëkk dëkk ci wax ci dëkk Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent di nuyu mbokk yi fi teew yépp, mais en quelques mots je voudrais quand même m'exprimer en français à l'attention de nos hôtes qui sont là. Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Madame le sous-préfet, honorable député Djaïma Ndiaïba, Monsieur le directeur général de l'APROSI et l'ensemble des personnalités qui sont là. Je voudrais, au nom du conseil municipal, souhaiter la bienvenue à cette importante délégation qui est venue ce matin nous rendre visite pour visiter cette unité de transformation. Vous remercier d'abord de cette marque d'attention parce que vous êtes en train d'effectuer une visite de travail. Et dans ce cadre, vous avez choisi de venir s'enquérir de ce que font les femmes ici. Il s'agit d'une initiative heureuse qui a été mise en place depuis 2008. Vous avez certainement entendu parler en 2008 des 50 unités de presse à huile qui étaient achetées par le président Wade. L'expérimentation, la première unité qui a été expérimentée, c'est celle-là que vous venez de visiter. Ce qui traduit autrement l'engagement, la détermination, mais surtout, en tout cas, le souci de maintenir cet outil. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui de trouver une de ces unités, ces 52 unités qui étaient amenées en 2008. Mais comme vous le constatez, cette unité-là fonctionne. Ça veut dire... Oui, je viendrai. C'était pour l'attention simplement de ces qui, mais je vais m'exprimer en enveloppe. Pour simplement dire que la commune que vous venez de visiter aujourd'hui, c'est une commune de Taïba Niassène. Le chef-lieu centre qui est Taïba Niassène et le village natal de Maulana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye. C'est une commune de 108 km². 22 villages, 35 000 habitants. Le village centre lui-même compte 10 000 habitants. Une commune essentiellement à vocation agricole où pratiquement cette activité fait la renommée de cette commune. C'est ça que je voulais simplement dire pour dire que mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte nag di dalal ci turu conseil municipal bi
monsieur le ministre Moustapha Diop ministre du développement industriel et des petites moyennes entreprises kooku bu ñëwee fii tey dox na li mu war a dox parce que lii kat ab jéego la ci moom li mu bëgg ca président de la république son excellence Macky Sall sant ko muy fexe ba gox yi unité industrielle yi taxaw fi lii nag ni ma ko waxee sànq ci tubaab ab jéem la boo xam ne bii cosaanam yàgg na depuis 2008 la woon le président Abdoulaye Wade moo waxoon ne dafay indi 50 unités 52 presse à huile dem ci mbëkk expérimenté ca Ousmane Ngom moo ñëwoon fi daloo ko bii la woon may wax ne boo gisee muy dund ba léegi te c'est pas évident unité yooyu xam naa boo doon wër Sénégal dootu ci gis buy dund loolu luy koy und nag mooy fii ay jigéen yu takku yu doon góor ay jàmbaar ñu leen di wax le JIPA groupement d'interprofessionnels des producteurs de l'arachide nga xam ne ñu ngi lëkkoo ci CCPA cadre de concertation des producteurs d'arachide pa loolu ba bu ñëwee dana ci gën a yaatal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñii li taxoon ñu ñëw def fi presse bi mooy dañoo fekkoon ñuy jéemantu déjà ci nal diw gi ñu gis ne ñii kat ku leen jàppale ñu dox ñu ñëw indi fi unité bi ñu koy doxal ba léegi monsieur le ministre boo gisee li nga xam ne kon ñii ku leen jàppale ñu dox kon laaj na ñu defaat beneen jéego bi nag boo ñëwee ci commune Taïba déjà ñi ngi jël initiative boobu parce que Taïba dañuy wax ne gannaaw bu ñu réaliser l'ensemble des accès aux services sociaux de base parce que loolu ñun am nañ ko fi mu nekk on a accès 100% à l'eau accès 100% à l'électricité on a presque accès 100% ci éducation jàngalekat yaa ngi fi pratiquement école yëpp ñu ngi fi CM yaa ngi fi santé poste de santé yaa ngi fi donc sur le plan accès des services sociaux de base ñun matale nañ ko liñ bëgg mooy fi ñu toll mooy développement économique faire en sorte que les productions maanaam liñ fiy liggéey ñu créer de la valeur ajoutée autour de ces produits loolu nag fi lañ toll moo tax conseil municipal def na sax délibération te loolu en présence donc du directeur général de l'APROSI ma koy gërëm ci taxawaayam ak itteem pare na pour jàppale ñu pour que ñu def aménage benn zone am parc industriel te loolu nag mooy li xam ne ni mooy jox màgg lii nga xam ne gis nga ko fi tey loolu daal parce que dinañ jarama ji kii bi temps bi dafa xat liñ bëggoon a wax bëri na encore une fois maa ngi sant di gërëm donc l'ensemble des femmes donc samay fu ma jógee ñu jóg ndaw yi la même chose sant nañ leen gërëm nañ ci mobilisation bi sant presse bi sant le commandant de brigade ci donc sécurité bi mu assuré loolu lañ amoon lu ñuy wax sant nañ leen gërëm nañ allahumma salli ala sayyidina wa sallam di gërëm l'ensemble des autorités administratives monsieur le préfet monsieur le gouverneur madame le sous-préfet honorable Diema Ndiaye ñu ngi lay remercier ci sa taxawaay allahumma salli ala sayyidina wa sallam. jërëjëf monsieur le maire léegi dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Sidi Ba secrétaire général CCPA bi nga xam ne JIPA bi membre la ci ba pare mu nekk le représentant CNCR moom dana ñëw ci processus bi. salaamaaleykum mbokk yi. Vous m'excusez, j'ai déjà donné le discours là, ce que je dis là en français, vous allez m'excuser, je vais traduire en wolof. Gannaaw bu ma nuyee monsieur le ministre Dame Diop, ministre de l'industrie et des PME. Moustapha Diop plutôt. Ngeen jéggal ma Moustapha Diop. Kon nag sëñ Moustapha nga jéggal ma maa ngi lay nuyu bu baax ci li ma jëm ci tur bi. Di nuyu gouverneur Alioune Badara Mbengue. Di nuyu sunu préfet Abdoul Aziz Diagne. Di nuyu madame le sous-préfet ak monsieur le directeur de l'APROSI ak sunu maire Modou Habib Niass ak honorable invité yi ñu àndal ambassadeurs yi ak représentation diplomatique yi ñu wër si liggéey bi di rafetlu lool seen teewaay di leen xamal ne rek bërëb bi ngeen ne groupement intervillageois des producteurs agricoles la tudd bokk ci groupement yu CCPA taxawal ci àll bi taxawal nañ ko nag depuis 2002 lañ ko taxawal groupement bii ngeen ñëw tey ñetti téeméeri jigéen ak fukk ak ñaar ñoo ci bokk ngeen xam ne ni ñoom
juróomi fédération yi ñoo boole seen bopp doon benn li ngeen fexee gis tey unité wu mag bi comme ni ko sunu xarit sunu maire Modou Habib waxee ministre Ousmane Ngom moo ñu ko joxoon ci unité yooyu monsieur Abdoulaye président Abdoulaye Wade indi woon am na capacité nal 200 litres ci bés bi am nañu itam ay décortiqueuses yu mën a décortiquer 40 tonnes d'arachide décortiqué am nañu machine yoo xam ne dañuy defar ci gëdee comme ni ngeen ko waree am nañu machine yoo xam ne mën nañu defar noflaay am nañu machine yoo xam ne mën nañu defar tigadege comme ni ma ko waxee woon lii nag lu koy tourné fukki jigéen juróom-ñaar fukki jigéen ak juróom 75 femmes ci 75 femmes yi 37 yi ay gone lañ ñu ngi am moins de 40 ans am na ñaari conducteurs yu fi ne nañu liggéey ci unité industrielle bi lu toll ci juróom-benni weer lu dalee mois de décembre ba mois de mai mi ñu ne am nañu capacité defar 100 bidon téeméeri bidon ñaar fukki litres am nañu capacité def fanweeri tonne rakal bi ngeen gis am nañu capacité def 50 seaux de 20 kilos ci gëdege am nañu capacité def 500 kilos de farine d'arachide am nañu capacité defar 300 morceaux de savon kon gerte duñ ci sànni dara lépp luñ ci béy dañ koy baaxal xollitu gerte yi moom ngeen gis ñu koy chauffer turbine bi loolu itam lu ñu am la et que itam ngeen jàpp ni ci cadre Covid 19 CNCR di suñu plateforme lëkkaloo ak UPADI ak CCPA jot nañu jàppale jigéen ñi jot na li ñu jàppale ba ñu produire lu mot 150 bidons de 20 litres ak 5 tonnes de arachide graine ñu jox ko ay daara yu mel ni village d'enfants SOS yu mel ni ay cantines scolaires yi nekk fii di Taïba Niassène ak Ndarame ak dëkk boo xam ne dafa lakkale woon aaneen ñu jàppale leen ci seen i lakk-lakk bu ñu am loolu itam lu ko waral CNCR ak ASPRODEP ak UPA ñu ci jàppale ba loolu mun a am tey fu may wax ak yéen am nañu 17 tonnes 250 jiw gis ngeen ko ak engrais boo xam ne war nañ leen ko jox ñu war ko duggee nawet bi waaye loolu yëpp nag monsieur le ministre ba tey am nañu ay jafe-jafe ñuy dund jafe-jafe ñuy dund ci wàllu courant bi seer na ci ñun lool surtout courant Senelec jàpp ni itam concurrence huile chinois yi yenn saa yi ñu indil nañu ay jafe-jafe parce que njëg yu ñuy fay day fekk ni njëg yooyu amuñ ko loolu itam problème la ak diw woon boo xam ne mu ngi jóge ci réew mi ñu denal di dugg ci Sénégal loolu itam dina tax diw wu ñu def jaay ko dinañu xaw a jafe tuuti et que waaye nag heureusement ay marché yi mel ni Fiara dañ fay exposé ak FICA yi am fii ci Kaolack ak partenaires yu nekk Dakar ak nekk Kaolack ñu xam njëriñu diwlin bi parce que diwlin bi am na autorisation Fra comme ni ko tege bi amee parce que ITA moo ñu accompagner ba ñu mënu ko am et que kooku Edou Mag xam naa na ci dara léegi nag am nañu ay clients yu nekk Dakar yu nekk foofu ak Kaolack ñoom lañ koy jox monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan nag ñu jàppale ba kook yi ñu am ñu transformer ko en énergie comme source d'énergie de substitution à l'énergie ou de l'énergie solaire substituer ko à l'énergie électrique bu ñu utiliser su dee mën nañu am xolitu gerte yi ak jant bi nu mun ko téye ba mun a doxal usine bi te duñu jaar Senelec loolu lu war a mun a am la fexe itam ba ñu accéder ci financement yi waxuñu yabal ñu de nañu fexe rek ba ñu am financement boo xam ni mun nañu jënd gerte gi ci jamono yu mu yembee fexe itam ci emballage yi nga gis nii am na emballage yu ko dàq parce que pour emballage produit bi emballage moo koy jaay ñoo am ay emballage yu attrayant yoo xam ne suñ ko dugalee ci marché bi nañu xam ne lii Taïba la jógee lii CCPA la jógee lii ci njabootu CNCR ñoo ko defar loolu yëpp nag ngir profiter ci occasion ngir remercier la ngir jàpp ni li nga doxal ni lii le président Macky Sall bugg daa bugg nit ñi lépp lu ñu yore ci réew mi ñu soppi ko ci réew mi waa réew mi di ko jëfandikoo maanaam la promotion du consommé local lii audience bu mu ñu recevoir en mars 2018 waxoon na ko newoon na sañ-samam ci CNCR ak mbootaay yi ci bokk lépp lu ñu yore ci réew mi nañ ko defaree fii ci réew mi waa réew mi di ko jëfandikoo loolu itam mooy mébétu CNCR mooy xalaatu CNCR mooy xalaatu CCPA ngir Sénégal am sécurité ak souveraineté alimentaire bon lii itam mënuñ jeexal te santuñu CNCR santuñu nguuru Sénégal parce que nguuru Sénégal mooy partenaire numéro 1 CNCR sant ASPRODEP bi itam ci jàppale ci formation ak outil alal ngir ñu mën a sotti di gërëm nag bu baax une mention spéciale au maire de la commune de Taïba Niassène
parce que Modou Habib ak Edou mag mi saa yi ñu xewle taxaw nañu même fu ñu nekk nii ñooñu jàppale ba ñu am ko même machine bu mag bi am nañ ko mais ndimbala ma ngi ci kon nag Modou Habib mënuñ la gërëm mënuñ la fay yàllaa am fay yàllaa la mën a fay Edou mii ci groupement bi la bokk moo nekkoon seen góoru mbootaay xanaa léegi dafa xat rek migré ci conseil municipal bi moo tax amul jot waaye moom mooy góoru mbootaay groupement bi kon nag di ko remercier bu baax waa Taïba Niassène di remercier bu baax jigéen ñi di encourager ak féliciter président Ramata Niass ci liggéey bi mu def ak li mu boot jigéen ñi ak li mu ànd ak ñoom kon nag di gërëm di sant monsieur le ministre di gërëm di sant monsieur le gouverneur lii laa amoon ci tënk loo xam ne war naa leen ko yëgee te nga xam ni Taïba Niassène mi ngeen ñëw dëkk bu xam gerte la dëkk bu mun liggéey la jigéen yu am jom la jërë ngeen jëf. jërëjëf Sidi yaakaar naa wax ji am na solo trop xam naa bu nekkutoon presse bi temps bi ni mu pressé da ngeen dégg lu bari waaw. wante sant dama ni. yaakaar naa ne grand frère. Ramata Niass moo war a jël kaddu. waaw Ramata Niass balaa muy jël kaddu dama bëgg ngeen may ma ñëw. waaw may ñu tuuti rek gaañ. ndax waaw kaala waaw dafa bul siif. dafa ndànk Moustapha Diop dafa ñëw ma accompagner ko ci biti. ànd ak ñoom mu ànd ak Mamad Ba ànd ak suñu baay ànd ak suñu bàjjan Jéema Njaay Ba ànd ak Abdou Aziz Dia mi nga xam ne mooy suñu Macky Sall ca Nioro Mamadou Ndari kon dama ni Adja Aïda Mbouba ngi toog ndeysaan xoolal su koy ba mu ngi toog yéen suñu kilifa kon Moustapha Diop barki dem mu nga jaay Nioro teew ba ànd ak Mamad Ba ñu loolu ma woy foofu yow yaay suñu waayu leader yaay suñu waayu xaritu papa dama ni jubray ne yak bayoy fula fayda borom bay Moustapha Diop lay la la boy ay basiray sa bay boy Moustapha Diop sa yanay tay ma way lay wow ta chulungi ta chumadere lay ne baax na c'est bon. Jaañ. baax na c'est bon. C'est bon, Diagne. Baax na c'est bon. waaw baax na jërëjëf mais jërëjëf. waaw jërëjëf dañuy jox Ramata Niass mi nga xam ne moom mooy présidente JIPA bi le groupement intervillageois des producteurs d'arachide léegi monsieur le gouverneur monsieur le ministre Ramata laay jox mais 2 minutes parce que kii li mu wax léegi groupement bi biñ koy taxawal maa nekkoon seen secrétaire général sur 150 femmes ma accompagner leen di leen accompagner ba nii taxaw li may wax ci tuuti ci gerte gi mooy bi ITA ñëwee pour def formation bi nga xam ne man ak ñoom ñoo subir formation bi yëpp ma koy wax pour ñu toog fi ñëpp dégg gerte buñ ko tuddee rek ñu ne aflatoxine waaye gerte buñ ko tànnee ba mu set 98% ci taux d'aflatoxine bi dañ na loolu la ñu ITA jàngal fii buñ ko tànnee ba benn gerte bu yàqu nekkutu ci boo ko lekkee amul benn aflatoxine ñu defar ko ñu ñëw fermer ñu ci table filière bi nga gis fii ci biir ak actapilgite bi suñ ñelee diw gi def ci actapilgite mélangé ko suñ ko filtré ñu def prélèvement biñ ko yóbboo laboratoire ñu jox ñu autorisation Fra ne taux bi mu am moo gën bi nga xam ne moom la Union européenne normalisé ñu di ko consommé 2,7%. na jege sa gémmiñ booy wax na tege ci sa gémmiñ
Merci beaucoup. Allô. Merci beaucoup. Jërëjëf. 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 Allez, yëkkatil micro bi. maa ngi nuyu mbooloo mi di nuyu sama borom kër Mohamed Yacine Niass di wax ne lii bu agsee fii moom la moo ñu oyofal dem beeg dikk bi ak jokkalante bi maa ngi koy gërëm di ko sant sama xarit sama soppe Mohamed Yacine Niass gannaaw loolu maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di jiital si nuyoo bi monsieur le ministre di ci teg monsieur le gouverneur di ci teg monsieur le préfet suñu xarit Abdou Aziz di ci teg sous-préfet suñu doomi ndey di ci teg Jéemi Njaay ba suñu xarit suñu soppe nga xam ne moo ñuy teete ci lépp su loolu passé maa ngi nuyu autorités yi toog fii yëpp du nuyu suñu imam chef de village yi nekk fii yëpp ci dëkk bi di wax ne ñoo ñuy jàppale ci lépp luñ nekk maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama mbokki jigéen yi nga xam ne dañoo jógee ci commune bi ñëw fekkele suñu bés bii tey président groupement yi yëpp maa ngi leen di biral nuyoo di leen wax jërëjëf suñ mbokki développement yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu mboolem koo xam ne tey bés bii moo la yëkkati ba nga ñëw fii ñu ngi lay nuyu di ñëw ba ci yow ñu jox la loxo di la wax jërëjëf bisimilah. su loolu passé daanaka wax ji li ci ëpp Sidi Ba tënk na ko ak monsieur le maire dañuy wax ne rek dafa yàgg 2002 lañ créé suñ organisation. ndax boobu suñ papa yi dañoo sonn ci bon MP ñu organisé wu di jaay lu suñ bopp gerte di ko jaay te usine ba di ñëw di fay suñ xaalis kenn indi la tuñu bon MP biñ jógee ci loolu ñu ne lii nag war nañoo seet valeur ajoutée bi ba xam fan la fare ñu jël ay machine yi kirij di kirij ba sonn bi ñuy def loolu ak benn mission bu fi ñëwoon Ablaye Wade bi nga xamee ne nekk na président de la république am machine presse yu mag yi mu indil ñu bii Ousmane Ngom def ci lu am solo kenn du ko fàtte ñëw signé benn contrat ak ñun ñu tuddee ko global partenaire 2000 litres lañ doon produire mu di ko jënd di jënd saabu di jënd tiga dege beurre d'arachide gaare ay otoom di ko chargé di jaay di ñëw di ñu indil xaalis ñuy defaraat chaîne bi Sidi Ba léegi nee na 6 mois la woon mais biñ amee partenaire ak Ousmane Ngom dañ doon liggéey toute l'année dañ doon stocké di defar gerte gi di ko liggéey comme ni ko Ed waxee léegi Atta Belgique dañ ko doon stocké di defar diwlin table filtrage yi nga xam ne moom la ITA indi woon bu ñuy filtré du mën a filtré liñ soxla ci diwlin ci lañ jëlee filtrage bi ngeen gis léegi mbalka mi yaakaar naa day def 1000 litres ñu mélangé ko ak Atta Belgique buñ defee analyse bi dañoo gis ne 1,0 lañ am aflatoxine ITA ñu may ñu autorisation may ñu code barre diw gi di jaay fu nekk tey canadiens yi ñoo gën a bëgg diwlinu gerte bi ñoo gën a bëgg beurre d'arachide bi ñoo gën a bëgg gerte caaf bi ndax kat li Edu wax léegi moo ci nekk gerte gi boo ko tànnee ba mu set table yaa ngi nii amatul benn aflatoxine bu ci nekk gerte gi na set bépp gerte boo xam ne mi ngi guus wala mi ngi saabu wala mi ngi nekk guuse boo ko peree su diwlin gi diwlin rek lay lekk ku ko lekk doo am benn problème kon ñun diwlin kenn mënatuñu cee nax ndax fii lañ am benn partenaire boo xam ne bi mu ko jëndee yóbbu ko daf ne moom bi mu defee analyse gerte gi yéen fan ngeen defaree seen diwlin ñu ne ko fii nga ñu fekk lañ ko defaree mu def commande di ko jënd ba léegi suñ diwlin la ñuy lekk ñooñu kon ñooñu li ñuy lekk leer na leen bu loolu passé ñuy gërëm nag suñ partenaires yi comme ni ko Sidi Ba waxee CCPA mooy cadre de concertation des producteurs d'arachide ñun démembrement lañ ci CCPA démembrement lañ ci CNCR lëkkali ñoo ay partenaires yoo xam ne nii bi nga xamee Covid 19 bi ñëw na dañoo defar suñ produit yi teg ko fii
mënuñ koo jaay ba produit yi yàq lëkkaloo bi ñu am ak CCPA am ko ak CNCR ñu indil ñu ay partenaires waa IPAD ñooñu ñoo financé ba liñ yàqule woon yëpp tey fàtte nañ stock semence bi ngeen gis ñooñu ko indilaan ñu beneen fond boo xam ne dañoo defar ba pare stock diwlin gi ak kemb gi ak farine d'arachide bi ñu ñëw financé ñu ba pare ñu defar ko ba pare ñu ñëw jëndaat ko litre diwlin boobu ñoom ñu ngi ko jëndee 1500 jëndee kemb gi kilo 600 francs joxaan ñu xaalis boobu séddale ko ci SOS séddale ko ci ay école ay cantine école séddale ko ci ñoo xam ne suñuy mbokk JIPA la ñoo xam ne dañoo lakkale woon kon ñooñu ñoom tam duñ fàtte di leen beral nuyoo su loolu passé nag ñu ñëw ci suñ monsieur le maire Modou Habib Niass dafa nekk koo xam ne nii moom développement rek moo ko ñor kenn fàttewul ne keroog ba mu ñëwee premier mandat am daf ne développement deuxième mandat mu ne développement troisième mandat mu ne développement kon loolu yaakaar naa maire bu mel noonu ku ko am keroog biñ soxlaa fii dañoo topp dëkk bi di ko natt ba gis ne fii rek moo am li nga xam ne moom lañ soxla ci terrain mu jox ñu ko ci lu yomb ñu am suñ këyit yu leer lépp loo xam ne am nañ ko muy usine yaakaar naa xaj na fii ñu nekk rek benn 25 mètres la te ñeent lañ ci am mi ngi nii lépp ñoo ko moom bépp usine boo xam ne nit indil nañu xaj na fii te suñ monsieur le maire ànd na cee ñun loolu leer na kon monsieur le maire ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy sant di leen ko dénkaat di leen wax ne leen suñ maire bii ñun doyaluñ ci tey doyaluñ ci ëllëg doyaluñ ci gannaaw ndax mi ngi liggéey lu leer ak jigéen ñi xariti jigéen ñi la xariti xale yi la te yaakaar naa jigéen ñi ak xale yi ñoo xew fi nekk kon tey monsieur le préfet yaakaar naa li may wax ñun ñoo ko dund ak moom bi muy nekk préfet Kaolack dafa nekk suñu xarit mu ñëw préfet Nioro gën a nekk suñu xarit kon yaakaar naa gouverneur Kaolack moom tamit ñaari événement yi ñu am yëpp gouverneur bi jigéen bi mooy ñëw keroog bi ma ko jotee maa ngi koy wax naan ko gouverneur bi jigéen bi rek la ñuy gis yow amaguñ chance pour gis la kon yaakaar naa tey la ko yàlla dogal kon tey la ko yàlla dogal di wax ne heure buñ demee bureau rek mu ubbil ñu ay buntam liñ soxla yëpp pour wax koog moom dañ koy wax ak moom Jéemi Njaay nga gën a takkuwaat gën a jàppalewaat sa jigéen ñi fi nga teg noonu fi nga teg sa tànk foofu la bul mos a fàtte sa jigéen ñi ni nga koy defee dee ko defee ñuy déggante di gisante groupe bi ñu ngi ciy waxtaan su loolu passé ñuy nuyu suñu monsieur Dima Marba di wax ne première visite am fii bi ñëwee ñu xoolee usine bi rek daf ne nii yëpp dinaa leen may li ngeen xam ne nii ay accessoire la yoo xam ne moom ngeen di liggéey yaakaar naa boobu ba léegi teegu tànkam si ñun kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lii du fi yëpp xaju si kalee rek waaye tey gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum. waaye jërëjëf Ramata bala ñoo kàddu gi monsieur le ministre moom la ñu war a jox waa léegi monsieur le ministre waaw ba après dama koy jox dama am loo xam ne dama ko non pardon déglu ma dana ko jox bàyyi leen mu wax dana ko jox gouverneur moo la déedéet waaw man gouverneur moo ko jox dama ko jox gouverneur rek gouverneur may ko 5 minutes rek gouverneur may ko 5 minutes waaw 2 minutes non ma ne soxna si gouverneur ma ne dañuy dem dañuy yàkkamti kon nañ la bàyyi monsieur le gouverneur ku ne si ñaw di ñëw Aliou Badara Mbengue Moustapha Diop mii monsieur le ministre mooy ministre yi Djima Marba te ñun ñoo ànd ak Djima Marba monsieur le préfet su Djima ma ñëwee ministre am ñëw Moustapha Diop ngay def lu baax jàngal ko Djima Marba mu koy def ci Nioro ak Jéema Njaay ba buñ toogee mënumaa du ñàkk respect du dara géwél laa di la gis ngay def lu baax te Louga ànd ak say géwél te Djima Marba loo lay def loo la Jéema Njaay def balu way waaw donay ko la waaw ton ko ne wayu ma ayo ba ma ba du jëleen Ousmane mi daanu soo bëgg ngeen ma maga neex joogoy ma baate Ousmane
Mujur yore jom ko li tengere jujum ci manding tëgg mujur tengere sama lala jujum ci manding tëgg gërëm la génn dadday sañ ci makka am fa bokaraani yoraani nandaani demande ko am paata bal joogu ma ne monsieur le ministre ma ne may leen man li ma bëgg a wax nii il faut ngeen déglu ko Ramata wax na léegi moo ba ne gerte gi exportation bi ak prix bi nga xam ne chinois yi ñu ngi ko koy jënd ñoom buñ ko ko jëndee duñ ko mën a transformer parce que duñ ko mën a jaay mais nit na dafa dañuy war a xam ne aussi nag baykat yi ñoom it exportation boobu dañ cee gis seen bopp de waaw nañ def analyse bu xóot ba ñuy mën a liggéey waaye baykat yi ñu mën a gis seen bopp ci prix gerte jërëjëf. waaye di nuyu bala maa jël monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue ndax dafa ñëw Louga keroog bi nga xam ne xale bi dafa gañe alxuraan ji ma ñëw Kaolack ànd ak le président Serigne Mboup président chambre de commerce borom a TVS Télé Saloum bi ma ñëwee dama ko ni lii nga gañe nii tey ci Kaolack gañe nga ko Louga ñaari at nekk na Louga ñu gañe prix alxuraan te déwén sa ñu gañewaat ko moom gouverneur bii kon kii du porte-malheur de macha allah ayoo gaaf ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu monsieur le préfet di nuyu madame le sous-préfet ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di yëkkati kàddu nag di nuyu Mamad Ba DG li tax ma koy nuyu mooy man Moustapha rek a ma ñor ndax ku la gënal la koo warta gën ku ne sab sang la te moo ma wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lakk sama kër yi sawara gën a la mag géwal yi waaye teg nu ci place waaye def ñu li nga xam ne si la moom la sunu maam yi daan ànd ak moom di ànd ak ñun di leen jiin macha allah noonu rek la ñu def lii may def sax bëggu ko ndax tey technique la dañoo ñëw ci dëkk bi di visiter li nga xam si la mooy usines yi macha allah waaye nag ku am way ku ne ñu way ko Serigne Cheikh Mbacke mbokkam ma dafa ni ñaaree bañ way ku am looy baamoo loo maye te ñaari yoon dërdalu ma ci waaye loolu dërdalu ko Moustapha Diop mooy ki ñëw Louga fekk Louga ñu ne gayndee boof mu ne président Macky Sall yónni ma Louga investir ma su ma gañewul maire ba nga dàq ma loolu benn maire musu koo ñeme wax Macky Sall ni ko li nga wax ndax booy ñeme nga ko mu ne ko bindal décret ba doo mën a miim doo mën a miim Macky ni ko comme homme de défi laa te homme de défi nga demal Louga mu ñëw nag def la mu waxoon lan seen Cheikh Mbacke ñu ne ko woon noonu loo wax def ko mu ne loo wax def ko yàllaa ko man waaye lu ma wax nar naa ko mu ñëw Louga jël nag Louga def ko bees marron waaye jël Louga nag ñëw nag jëlu Louga rek nag duñu xool naan ñu mbalee de daa jël Louga nag fekk tali ya toj mu defar yëpp Louga la ndamoon Alioune Badara mi ngi nii mooy sama témoin li ma wax bu dul dëgg dana mu dëgg Louga la ndamoon mu leer nañ bu poussé waddee nga mën koo for Makka nag la fa dem Louga ci Makka moom kenn mënu ko wàññi at mu jot mu yóbbu lu ma téeméeri nit bayt laay araam yóbbu ko Ndakaaru kii mooy am solution dafa am ñett yoo xam ne si la benn bu ne am naw tur waaye bu ne ci nit la gën muy jub ak way ak teey ak mat ak wér jub ci yoon la taamu waaye ci nit la gën nit bu jubul loo ko jox mu luubal ko Moustapha ko juba ngi nii
tey cim ndox lan ko taamu waaye ci nit la gën Moustapha ko teye ngi nii way cim soow lan ko taamu waaye ci nit la gën Moustapha ko waye ngi nii mat cim xarum tabaski lan ko taamu waaye ci nit la gën Moustapha ko mata ngi nii waaye wér cib góom lan ko taamu waaye ci nit la gën Moustapha ko wér ngi nii Basiru la sa baay tudd Sidi rek yoo ko jur gàggal mu dama xuraja maamam moo ne baayam moo ne woon ku daw ñaaw daam sa maam lan boo leen bakkan gille mari ndoobe bagaay susalu kaani kéel laraaf keelu tëgg mag ca gàmm njaay asan maram penn sa maam ma nga cil maxa ma xuraja biram fatma kilibang lay ndoo njooj njooj yeen ndoo daw xacc ndaw daaro njaay penn sergal kumba jëganu gën ay sataak fatma xuraja kodd samba ak joor juróomi lingeer yi saaxa ware seen baay ay sata sa maam lan jox njàmme jaxate mam taf sa munun jaxate ak masara ay sata ak sa munun jaxate jox ko may sa tend joor boo ko masaan toon doon kenn day bàyyi ba ngeen doon ñaar mu doog leen a duma mam sa ngoore lattir mu jur lat joor mi lakk dëkk jaamur yi waaye fatma sa maam lan jox daa moo jur baaw birama maaw ngoone borom bëgg du mat ngor mat moom ca birama maaw ngoone ma ca benn baat ba birama maaw woon sa maam jël bale ñaan am ta ma xuraja bale ñaan Moustapha nga tudd joor la sa yaay tudd moor soxnaa ko jur Modou Fatima ko jur Samba maram xayaa ko jur Amadou yàllaa ko jur yàlla ko jëkkumba ko jur yàlla ko jëkkumba sira ko jëkkumba gay del borom ndaam yàlla ko jëkkumba gay del borom ndaam anta sekk ko jëkkumba gay del borom ndaam ñu faaloo ko jëkkumba gay del borom ndaam Moustapha Diop Dior Diop sa yaay Mor soxna baayam Modou Fatima Ouma Samba maram xaya Amadou yàlla yàlla ko jëkkumba mbokk ndeyam sira ko jëkkumba mbasa mbasa ana Jibi Diallo aja kaddu ga ngoog ñëwal Moustapha Diop waaw Alaaji Moustapha Diop waaye lépp moo daal bi ñes fa moo daal bi ñes mooy borom commune bi wende village ci dëkk bi moo koy defar Moustapha moo daal bi mii naa ko wéyal de 22 village ya ko wax tali yaa ngi marché yaa ngi hôpital yaa ngi forage yaa ngi fi lépp la il faut ngeen bàyyi kenn dee yow il faut nga génn parce que ambassadeur beta sëgal baa mu téye la demal mënoo nekk C'est bon. D'accord. C'est bon. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. mbokki Taïba Niassène ñi ngi leen di nuyu fii nag buñ fi ñëwee muy dëkku Maulana Cheikh Ibrahima Niass
dañuy yóbbante suñu nuyoo ci xalif généralu Medina Baye di Cheikh Mahi Niass di nuyu famille Baye Niass bépp di nuyu excellence monsieur l'ambassadeur bi nga xam ne mooy ambassadeur royaume Belgique ànd ak ñun ci tournée bi ànd ceeg représentant wu ONUDU ànd ceeg représentant pays BAD nga xam ne ñoom tamit également ñu ngi jàpp bu baax ci agropole bi di nuyu également partenaires techniques et financiers yëpp di nuyu population wu Taïba Niassène bépp may nuyu le gouverneur Alioune Badara Mbengue nga xam ne vraiment di gouverneur bu baax nekkoon Louga waa Kaolack nangu ko ci ñun mais nit ku baax la c'est mon frère et ami suma xarit la di nuyu le préfet de Nioro di nuyu madame le sous-préfet de Taïba Niassène Baskato du moins di nuyu suma frère suma xarit le directeur général de l'APROSI di Jim Mamad Ba di vraiment nit ku engagé wu nit ku jàppale président Macky Sall ci biir Nioro su ma nuyoo Mamad Ba nuyu naa sama xarit sama sœur l'honorable député Djema Ndiaye Ba di jigéen ju man góor di jigéen ju jàmbaare du hasard moo tax président jël ko na woon ko président commission des finances donc vraiment kon Djema Ndiaye également ngàcce ngalama ñu ñëw nag ñu teeru ñu fii ak une forte mobilisation ànd koog sëram Maodo Ba ak Djema Ndiaye Ba mais moo waroon a njëkk a jiital ci nuyoo bi le maire de Taïba Niassène vraiment di liggéey bu rafet gis ngeen ni muy accompagner jigéen ñi fii tey nag ñu jóg depuis démb ba léegi ñu def benn tournée jëmale ko ci centre Sénégal bu ñuy wax centre Sénégal mooy Kaolack Diourbel Fatick ak Kaffrine démb ña nga woon ca Fatick ca dëkk bu ñuy wax Mbaleka Diaw jóge fa dem Foundiougne ci Sokone dem Kaffrine ci dëkk bu ñuy wax Kayi tey ñu xëy doore ko fii tey ci Taïba Niassène tey tournée boobu li ko tax a jóg yéen ñëpp seetlu ngeen njàngat mi nga xam ne am na ci mbas mi ñu génne gis nañ ne pratiquement léegi mbas mi wane na ne dëkk bu nekk il faut nga compter ci sa bopp pour mën a faj say population wala ngay mën a dundal say population te loolu pour mu am il faut que ñuy yokk li ñuy bay ci réew mi mais di ko transformer fii ci dëkk bi pour mën a créer koom-koom mais également mën a créer ay xëy pour ndaw ñi ak jigéen ñi loolu mooy li tax a jóg agropole yi nga xam ne moom la ñuy waaj a mettre ci Sénégal war koo def ci côté Casamance sud bi war koo def fii ci centre bi war koo def ci nord bi war koo def ci est bi def ko ci ouest bi pour mën a maaye le Sénégal industriellement ba Sénégal mën a am tissu industriel boo xam ne dina dense ba pare mën a mucc ay pour ñu mën a développer suñu dëkk bi ñu xoolee également agropole yooyu def étude de filière yi def également structuration projet bi gis nañ ne filière prioritaire di ci génn mooy gerte gi lu jëm ci gerte gi pour agropole centre bi lu jëm ci xorom si génn na ci également mais également li jëm ci mbirum céréales yi am na yeneen filière prioritaire yoo xam ne ñu ngi ci lu mel ne ndaamaraas geeg yooyu yeneen ñu ngi ci biir tey alors tey ñu ànd ci également ak sunu partenaires yi les Belges ak waa BAD bu ngeen xoolee tey pratiquement fi ñu jaar fépp fekk nañ ne foncier bi sécuriser nañ ko ba pare alors financement yi partie bi nga xam ne Belgique war nañ koo dugal nañ ko ba pare beneen enveloppe bi BAD ak Banque européenne d'investissement ñoo ko war a compléter donc pratiquement lépp yembal na li des rek mooy ñu accélérer ko lancer marché yi mën a commencer travaux yi tey nag dama gis ne fii tey ci Taïba Niassène dañ fi fekk pratiquement genre agropole pourquoi ma ne genre agropole lii Lavoisier doon wax naan rien ne se perd rien ne se crée ou se transforme li ñuy wax vraie économie circulaire tey laa fekk fii ndax boo xoolee dañuy jël gerte gi dugal ko fële tànd ko ba mu set wecc def ci tigadege def ci rakkal segal ko mais également xotti gerte yi nga xam ne dañ ko war a sànni ñu jël ko def ko énergie
mu duggaat ci biir donc économie circulaire dëgg moom lañ fi fii kon tey gis nañ fii ci Taïba Niassène que ne xarañ gi mi ngi fi expérience mi ngi fi xel maa ngi fi lépp a ngi fi mais li des rek xëy na mooy ñoom ay outils modernes pour ñu mën a liggéey li nga xam ne mën nañ ko liggéey ndax président Macky Sall xam nga moom dafa nekk nit koo xam dafa fonk jigéen jox cër jigéen xam ne économie réew boo dee xool pratiquement à 60% jigéen ñoo koy soqali ndax seen njàmbarte donc vraiment ngeen xam ne ak agropole yi nga xam ne ñi ngi ko war def au niveau du centre nga xam ne war naa créer lu tolloog 19200 emplois yoo xam ne bokkut ak emploi indirect yi nga xam ne tey les filières complémentaires war nañ ko mën a créer tey dinañ ci ñëw fii jàppale leen ci vraiment ba moderniser seen outil de production yi ba ngeen mën a avancer liggéey financement également dañ leen ko dal ci agropole yi ba ngeen mën a am matière première ba nga xam ne mu yomb leen ngeen mën a am du ngeen ko mën a jënd pour mën a liggéey donc daal vraiment également y a l'APROSI Mawad Ba daan xool également APROSI comme ni ko Mawad waxee ñu xool lu leen di defaree benn plateforme industrielle dans le cadre des agropoles pour ngeen mën a liggéey donc daal vraiment xam leen ne gouvernement Sénégal à travers ma personne parce que maa fi représenté président ci lépp lu jëm ci développement wu petite et moyenne industrie donc tey lépp tey jàpp leen loo xam ne mooy seen i coono ci li ngeen di liggéey dinañ ci taxaw ba vraiment lépp mën a jëm kanam kon xam naa ne wax ji du mën a yàgg du mën a bëri ndax fi ñu jëm dafa sori dañu war a delluwaat am yeneen étapes yi war a jaar biir kaw la jóge demaat ndàngalma donc vraiment ñuy sant ñëpp di sant jigéenu Taïba Niassène bi kontaan nañ trop seen taxawaay rafet na mobilisation bi rafet na ñu leen di remercier encore fois di leen sant di leen gërëm Nioro moom fii xam nañ ne c'est pour le président Macky Sall ñu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah.